Toujours un grand plaisir de vous servir. Amis chers internautes de la TMS TV, vous êtes dans l'émission Avis. Avis di wax sa xalaat di muy sama xalaat di sa xalaat seen xalaat suñu xalaat ci bépp domaine tey Avis dafa doxandu fii ci marché Dior fas yéene laajte nit ñi lan la ñu xalaat ci wàccaayu tabaski bi ak dund bu metti bi. Produits alimentaires yi est-ce que yokk nañ ko ak yooyu noonu ñu fas yéene dégte suñu micro jaaykat képp kuy jaaykat ak képp kuy commerçant laaj ko nu mu gisee wàccaay tabaski produits alimentaires yi. ba tey ñu ngi ci marché Dior ñu fekk fii suma benn yaay mu nekk jigéen bu jàmbaare femme battante buy daan dooleem yaay booy nuyu nañ nga yaa ngi ci njaay mi de yaa ngi ci sa émission Avis ci TMS TV tey nag dañoo ñëwoon ci marché bi seet si leen doon leen laaj lan mooy seen xalaat ci wàccaayu tabaski bi ci njaay yeeg yooyu yokku na wala yokku nit ñee ngi ñëw ak nit ñi ñëwuñoo ak yooyu. ñoo ngi sant yàlla di julli ci yonent ba di ñaan yàlla yal na ngeen dékk micro bi déwén ñu fekk ko noonu ñëpp te mu ànd ak wér yàlla musal nañu ci jàngoro yeeg ndog yi mbas mi yal na ko fi yàlla jëlee ci barke Sëñ Fallou fii mu ne marché bi métti na waaye il faut ñu dund ko ndax nun dañuy ay mag te suñuy njaboot yaakaaruñ fenn lu dul ci nun moo tax nuy daw di leen jàppale xam nga fii mu nekk moom nun mënoon na noo noppal waaye nag dañuy am jom xam ne liggéey war na mag war na gune war na góor war na ndaw marché bi nag neex moom wax dëgg fa yàlla defu ko bagage yi seer na doxul waaye nag dañ koy dund rek ndax lu nit jàmbar rek da koo fekk ñoo ngi sant yàlla dina ma sa neex métti na may nan muñ waaye nag neexul de njaay mi seer na doxul seer na ba bëgg a dee te doxul loo daan jëndee téeméer yaa ngi koy jëndee 800 wala 1000 francs loo daan jëndee juróom fukk yaa ngi koy jëndee 600 wala 700 xam nga kon neexaay amu fa waaye nag dañuy muñ rek te dund ko di ñaan yàlla yal na nu yàlla may fekke déwén xëy na dina ma sa neexi waaye fi mu ne neex moom def ko moom wax dëgg fa yàlla seer na doxul. ci wàccaayu tabaski bii nii ku wax tabaski wax soble wala pomme de terre est-ce que prix yu soble yeeg pomme de terre yi yokku nañ ko wala yokkuwuñ ko. soble yeeg pomme de terre yi moom commencé naa yokk yombut de prix soble pomme de terre yi ay affaire yi nokk ko si yëpp a yokk mboolem li ci doon jar 300 léegi 400 ngay jar wala 450 wala 500. fi mu ne yokku na torop buñ ko wàññi woon nu jël nu mën a door dàqe mën a kolo liggéey dimbale njaboot gi waaye fi mu ne dañ koo gën a seeral dara mënoo koo laal fi mu ne lool laal. est-ce que clients yi ci cherté boobu ak marché bi nu mu méttee est-ce que yéen ñoom tamit ñu leen di comprendre ci seen jaay ak yooyu. comprendre bi du yomb nag maam booy ndax loo xam ne da doon jar kilo 200 nga ñëw di ko jaay nit ki bu demee bay jar 600 wala 700 nga bëgg ko jaay day métti. moom kay dañuy muñ laante rek waaye day métti neexut moom am na ci ñoo xam ne jaral na leen xàcc wala ñu bañatee ñëw sax waaye nag yow miy jaay da ngay muñ rek xam ne dina ma sa neexi client yi comprendre nañ ko de koo fi bëggoon a jaay doomu carotte bi fukki dërëm tey mu ne la seer na te kilo carotte bi tey mi ngi jar 600 francs te yaa ngi ko doon jëndee 200 wala 300 boo bëggoon a jaay benn carotte bi fukki dërëm tey mu ne la seer na waaye nag da nga koy dund rek te muñ xam ne dina ma sa neexi. voilà ci cherté boobu lan ngay wax état ak ñu gérer wàllu alimentation beeg yooyu ci yokkute beeg yooyu. waaw li may wax état daal mooy ñu jàppale nu parce que ñun sunu mbay danoo mën a bay ba dee Sénégalais dañuy bay ba dee mais mbay mi du dem fenn parce que amuñ fuñ ko denc yàggati day nëb ñu tuur ko lu ci mel ni fa ma dëkk côté Fouta dañuy bay soble dañuy bay kamaate mais dañuy mujj di ko tuur nañ ñu dimbale ñu wutal nu fu ñuy denc sunu mbay kon duñ tumaranke xoolal yi yëpp ay importé la. loo waroon a jëndee tey 10 000 francs nga yaa ngi koy jëndee 20 000 francs ndax importé bi nañ ñu jàppale ci suñ mbay mi bu ñu jàppaloon fu ñu koy denc du ñu sonn mais su année bi demee tuuti rek importé la ñuy dund loo doon jëndee tey 10 000 nga jëndee ko 20 000 francs nañ ñu jàppale état bi ñun ñu jàppale ñoom ñoo ñu sonal bu ñu jàppale woon rek affaire bi dina baax jàppuñ ci de ñu sàggan lañ. jërëjëf yaay booy ñu ngi lay jaajëfal. ngeen jëf. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal maam booy yal na ngeen barkeel yal na ngeen gudd fan TMS TV maa ngi leen di ñaanal yal na ngeen nekk ci jàmm yal na seen jàmm yàgg maa ngi leen di ñaanal di leen jox seen wàccukaay yal na ngeen avancé ca kaw ca kanam waaw kay maam booy jërëjëf. ba tey mbokk yéen a ngi ci seen émission Avis di wax sa xalaat ñu ngi fii tey ci marché Dior ba tey ñu fekk si benn jaaykat sëñ bi nuyu nañ la. waaw fay nañ la sëñ bi. yaa ngi ci sa émission Avis buy daw ci TMS TV
tey nag dañ leen seet si woon comme que wàccaay tabaski bee ngi ñëw soble yeeg pomme de terre yeeg lépp loo xamante ni alimentation lay laaj te tabaski bi laal na ko ñu leen doon laaj est-ce que yéen a ngi nekk ci préparation tabaski bi. waaw ñu ngi koy préparé moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy préparé. mbaa clients yi ñu ngi ñëw. waaw clients yi waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk de waaw parce que ñi nga xam ñoom ñoo fi des demaguñu moom ñu ngi ñëw. est-ce que soble yeeg pomme de terre yi yokkul wala. waaw non soble bi moom yokkul moom pomme de terre bi moo xaw a yokku tuuti mais soble bi yokkul. pomme de terre prix bi ak daaw est-ce que seen différence bari na. non bariwul nag booy xool par rapport ak daaw nag parce que booy xool daal benn la daal waaw ba léegi yokkugul daal ci li ma gis man. naka ngay gisee chaque événement rek nit ñi di yokk ak a wàññeek yooyu est-ce que loolu jaadu na. waaw loolu man jaaykat bi man rafetlu ma ko parce que xam naa ne jaaduwul parce que li tax jaaduwul mooy nit ñun ñëpp ñoo ay askan wi ñëpp benn lañ waruñu profité rek ci événement am rek ñu yokku waroon nañoo xool njëg yi fi mu yem ñu yemale ko foofu même bu dee yokku tamit maanaam yokk bi war nañoo xool fan lay yokkee ji ñu mën a wax ak ñooña pour affaire bi mën a bañ yokku daal ndax nit ñi daal ñi koy consommer daal wax dëgg yàlla sonn nañ ñoom yërëm nañ leen bu baax sax parce que moom wax dëgg yàlla metti na moom. bu ñu nee tabaski ne soble pomme de terre ne tamit ay moutarde ay jongeeg yooyu noonu mbaa yooyu tamit yokkuwuñu. non yooyu moom benn yokku si moom. yooyu safal xar mi de. mais benn yokku wu si de instant yi moom pomme de terre rek moo yokku mais si des mu garaawul yokkagul waaw. sëñ bi ñu ngi lay jaajëfal yaa ngi woon si sa émission avis sur la TMS TV looy wax tamit sa mbokk jaaykat yi ci prix yeeg yooyu ñoom tamit dañ ciy des fois ñu raxas si mbóot di def yoo xamante ne moom mooy lool lan nga leen di wax pour ñu mën a def seen liggéey à la normale. waaw si loolu moom dëgg la am na ci jaaykat yoo xam ne ñoom dañuy profité mais tamit loolu du yoon quoi parce que jaaykat moom da ngaa war a doylu waaw yaa ngi dégg li nga jënd nga xool li nga ci am dëgg la nag marché noir la ñu wax mais marché noir du tax tamit nga rey sa client quoi client bi war nga ko yërëm waaw jaay ko ci prix yu normal man daal loolu laa gis. ngor a ngi ci jaay jaamu yàlla ngi ci jaay sëñ bi jaajëfal nañ la. jërëjëf waaw yéen itam jaajëfal naa leen yal na leen yàlla defal jàmm yokk seen lii ngeen nekk nii ba ci kanam jërëjëf waay. ok gars yi amis chers internautes de la TMS TV ba tey yéen a ngi seen émission avis di si yéen émission bi nga xamante ni mooy sa xalaat sama xalaat suñu xalaat tey ñu doxantu woon fii ci marché Dior ba tey ñu ngi marché Dior seet si benn jaaykat sëñ bi nuyu nañu la. man Gora Seck laa tudd. Gora Seck mbaa yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax sant bu wér a wér. yaa ngi ci sa émission avis ci TMS TV Gora Seck naka nga gisee wàccaayu tabaski bi ak pomme de terre yeeg moutarde yeeg soble yeeg mbaa yokku. waaw liñ jot a constaté d'abord maa ngi leen di remercier ci ñëw bi ngeen ñëw fii seet si ma marché Dior tey liñ jot a constaté nag ñu sommes ci veille tabaski bi lañ nekk te gis nañ ne wax dëgg yàlla prix yi yokku na soble bi moom yokku na tuuti pomme de terre bi tamit yokku na mais diwlin bi aussi moo gën a cher daal actuellement diwlin bi moom cher na trop dafa jéggi dayoo daal te loolu tamit vraiment jaaxal na ñu mais bu ñu sañoon aussi prix yooyu prix yëpp wàññeeku de telle sorte que bu ko defee clientèle bi mën a ñëw clients yi mën a ñëw jënd mën a gën a mën a préparer seen tabaski parce que déjà xar yi dégg na xar yi cher na comme xar yi cher na nag fi mu nekk nii ndugum mi dafa war a yomb nga xam te ne bii boo jëndee xar la cay def moom du ko tax am solo te rawatina am na ñoo xam te ni dañoo nekk Dakar mais dañuy dem seen dëkk préparer voyage beeg yooyu yëpp aussi war nañu denrée de première nécessité daal moom wax dëgg yàlla war nañ ci gën a góorgóorlu ba mu gën a yomb ci tabaski bi daal bu ko defee ñu mën a passer une bonne fête de tabaski. est-ce que domaine clientèle bi gis nañu seen bopp ci produits yeeg yooyu noonu produits alimentaires yu yokk ak yooyu. waaw xam nga li ñuy wax pouvoir d'achat kenn ku ci nekk dafa war a am pouvoir d'achat te loolu état bi sax moo war a jouer rôle boobu waaw su fekkente ne prix yi dafa yokk ba jéggi dayoo ba nga xam te ni bii clients yi mën ñu koo jënd ñu xool problème bi fan la nekkee soit ci commerçant yi nga xam te ni parce que ay produits locaux rek lañ fi am soble bi fi mu nekk nii ñu ngi koy béyee Sénégal pomme de terre bi ñu ngi koy béyee Sénégal donc arrêté nañ importation oignon bi loolu bu ñu ko arrêté état bi def na ko loolu moom ñu ngi ci remercier bu baax mais produit local yi nga xam te ni moom la ñu béyee fii dafa war a yomb ba Sénégal yi mën ci gis seen bopp bu ko defee mais nag day laaj suivi état bi wala ministre du commerce war na def suivi ci produits locaux yi nga xamante ni bii moom la ñuy béyee Sénégal
su ko defee clients yi bu ñëwee mën a jënd mu gën a yomb ci ñoom mais waruñoo mën a seetaan clients yi prix yi yokku su ko defee soble importé beeg yooyu bu ñëwee gën a yomb loolu moom warut a mën a nekk. est-ce que gisoo ni la gestion de ce pouvoir d'achat là est-ce que injuste na wala juste na fii ci Sénégal. waaw non ça reste kenn mënu wax ne c'est injuste mais ça reste encore suivi la parce que ministère du commerce am na ay techniciens yoo xamante ne bi ay prix yoo xamante ne da koo fixé bon prix yi mu fixé nag moom la bépp commerçant wala respecté ñu xool nag léegi problème bi fan la nekkee parce que soit ci commerçant yi la nekkee wala ci ñi nga xamante ne bi mooy ministère du commerce ndax su fekkente ne da nga jiite benn ministère xool xam ne commerçant yi ci boppam ñoom ñoo yéegal prix yi yow taxawalal say mesures su ko defee mesures yooyu ay sanctions lay doon su fekkee spéculation dafa am soit dañuy yéegal kenn ku ci nekk boo jëndee la neex nga jaay loolu moom du doxal ab dëkk su fekkee noonu la rek moom commerçant yi moom toujours dañuy faral di yokk prix yi te duñ ko teg fenn mais boobaa nag léegi yow sa rôle yow ministre du commerce da ngay taxawal say mesures ku def faute nga xam ne fii la faute bi nekkee nga contrôle yebal ay contrôleur ci marché bi ñu xam ne kii kat moo def faute ñu daal di koy sanctionné su fekkente ne état bi nag deful liggéeyam boobaa kenn ku ci nekk ci la neex rek ngay dem loolu mooy problème bi nag moo tax bëgg nañ daal ñu xool problème bi flambée prix yi moom fan la nekkee ban côté la nekk waaw parce que diwlin bi cher na ceeb bi cher na pomme de terre bi cher na soble bi cher na actuellement ci tabaski bi. Amis chers internautes, pour ceux qui parlent la langue morière, nous sommes dans l'émission Avis sur la TMS TV. Comme vous l'avez pu entendre, Gora Seck a souligné les limites du commerce sénégalais. Il a pu dévoiler beaucoup de limites sur le commerce au Sénégal. Ainsi dire que les denrées alimentaires sont victimes de cherté, sont victimes de cherté et d'employabilité fausse. Ainsi qu'on dise que d'employabilité fausse, on dit la cherté. Si on dit la cherté, c'est l'anormalité des produits qu'on emploie dans ce domaine au marché. Ainsi dire, au commerce Sénégal, on a connu des méfaits. Ci méfaits yooyu, est-ce que mën nañu wax benn méfait boo xamante ne buñ ko appuyer ba souligner ko rek Sénégal jaay beeg jënd beeg yooyu dina mën a dem à normalité. waaw comme li nga wax nii rek mooy ñàkk def seen liggéey ñoom waa ministère du commerce parce que contrôleurs yi il faut ñu nekk à temps chaque jour wala chaque mois ñu nekk sur le marché de contrôler flambée des prix parce que bu ma fàttali ko président jëloon na ay mesures ya nga xamante ne bii pour baisse des prix de denrées de première nécessité la woon mais loolu nag respecté wuñ ko ñàkk respect boobu moo indi lii lépp ñàkk respect boobu moo indi lii lépp commerçant boo ko contrôlé day def lu ko neex day jënd prix yéegal prix bi à tout moment ñun nag ñi nga xam te ni ñooy commerçant yi nekk sur le terrain di jënd en détail di jaay en détail grossistes yi nga xam te ni bi ñoo yéegal prix yi loolu war na noo bàyyi loolu que détaillants yi mën a accéder ci yenn yi mën koo jaay à bas prix nga xam te ni bii ñëpp clientèle bi mën nañ cee jotee te duñu sonn mais loolu daal ñu ngi koy sàkku ci nu mu gën a gaawee nag ci nu mu gën a gaawee tëral ay sanctions dugg sur le terrain contrôler commerçants yi nga xam te ne bii ñooy kii sinon bu fekkente ne faute bi nekkul foofu na état bi gën a xoolaat rabaisser prix yi nga xam te ne bii su fekkee ay taxes ñoo tegit mën nañ koo teggi pour defar tabaski bi rek waaw pour tabaski mën a baax ci ñëpp mën a oyof ci ñëpp bu ko defee Sénégal jëm ci kanam. dañoo dégg ñu ne Sénégal dëkku fête la ça veut dire que à chaque fois bu fête amee rek ñu def la hausse des prix est-ce que la hausse des prix boobu est-ce que normal na surtout ci jamono ji nga xamante ni métti na nit ñi ngi dund lu méttee métti est-ce que la hausse des prix est normale au Sénégal. waaw loolu normalu ku ne xam ne soo xoolee yow la ngay dund ak sa famille di ko dund sa soxna ak say doom ak famille bi nga nekk nga xam te ne loolu diis na métti na donc normalu lu normalul moom dañ yóbboo ñu seet fan la point bi nekkee fan la affaire problème bi nekk ñu xool nan koy saafara ñu saafara ko ku ne xam na ne Sénégal bari na fête bu dem sa moroom ñëw fête bu dem sa moroom ñëw loolu nag aussi nit ki mooy xam la mu tollool mu di ko def bañ cee sonal boppam ndax fi mu nekk nii ku sonn yaa sonal sa bopp aussi jamono bi neexut
feebar baa ngi fi Covid 19 baa ngi fi laal na commerçant yi laal na ñëpp bàyyiwul kenn donc foofa rek Covid baa ngi fi ba léegi demagul te fi mu ne nii xamuñ ci lañ doon jëm parce que fi mu nekk nii ñu ngi ne fi mu ne troisième vague baa ngi ni troisième vague bi mi ngi fi donc war nañoo xoolaat suñu bopp def lu yem ba bu ëllëgee si biir duñu sonn ci troisième vague bi jël suñuy matuwaay. merci Gora Seck ñu ngi lay jaajëfal jërëjëf. amis chers internautes de la TMS TV yéen ñuy safoo émission avis tey émission avis dafa doxantu si woon ci marché Dior laaj nit ñi comme que ñu ngi si préparation tabaski laaj nit ñi ci pomme de terre yeeg soble yeeg moutarde yeeg lépp lu lay don alimentaire ay nécessité alimentaire ñu laaj leen nga dama seen xalaat yokkute yeeg yooyu noonu ñu ñëw fi nag fekk fi ay nit ñu xam seen droit des grands commerçants ñu waxtaan si ak ñoom avis tey la woon fii la woon ci marché Dior ngeen ànd ci ak seen présentateur poète Diadji Samb caméra bi ñu ngi ci am Kara 221 le grand réalisateur ñu ngi fii ci seen émission avis ci TMS TV ñu leen jox dig daje ba beneen c'est la vie c'est la vie c'est la vie